jaajëfal leen bu baax a baax ci taaru làmb nuyu ci képp kuy jigéen waxtu wi jàkkaarloog ñun jàkkaarloog seen télévision di seetaan télévision Futurs Médias rawatina sama maquilleuse bu yaañ bile di Bibi ma koy béggee bu baax a baax moom itam Moustapha li nag sa yëf la ndax dañuy ñëwaat ci Bruce Lee ak Baye Mandione nga xam ne nag ca Kaolack lañ ko bëree woon nga décortiquer ñu li nga xam ne moo di làmb ji. Bruce Lee écurie Fass seen wàllu càmmuñ Baye Mandione caaroy gëm sa bopp seen wàllu ndeyjoor Baye Mandione nag tànku ndeyjoor la comme Moustapha Gueye attention yëkkati loxo ndeyjoor bi nag nekk en position de garde mi ngi fixé di xool lan la ko def Bruce Lee tànku càmmuñ ba tey nekk en garde pratiquement ñoom ñaar ñoo yem ni ñuy taxawee vamos Mao ñi léewtoo di serré seen droite c'est normal Baye Mandione comme à son habitude avant ji yem léegi nag Baye Mandione nag fii dafa dem di attaqué ji bugul xeex Baye Mandione dafa jël xeex bi denc ko fële ñëw di bëri si dem di jëli di jëli ki nga xam ne mooy Bruce Lee bi si wàcc xool Bruce Lee fii am na xam ne li ñu naan percé sur les aisselles boo xam ne wuti wu ko dañu ñëw jox sur le plateau gis ne xool Bruce Lee fi mu jàpp jekk na téye na fii ci cuisse ba pare bopp bi nekk na ci pokotaan bi mais dara du fi mujj xew Bamos maa ñu dem Baye Mandione dellu si génne loxo bi ci ginnaaw xoolala crocheté ko Bruce Lee yëkkati ko xool pratiquement nag fii mais attention gars yi sama gars yi ngeen fàttaliku ne combat bi amoon Kaolack combat bu extraordinaire la xool ba Bruce Lee ni muy yëkkatee Baye Mandione ba daraam laa dugg suuf xool Bruce Lee sur une jambe ci la taxaw Baye Mandione ñaari tànk yi benn baa ngi nii ci jaww ji beneen baa ngi nii ci jaww ji waaye nag nelawul benn yoon xool fi Baye Mandione crocheté ci kaw ba pare sëq ci gaño gi fii ba pare taxaw di ko déglu di xool Bruce Lee Baye Mandione tiitul benn yoon raful benn yoon fii Bamos Mao cëppeel ko mu cëppeel ñu nekk ci ginnaaw saako yi mais fii dafa am indi am importance Mao fii bëgg naa nga may ma ko mayaat ma ko Baye Mandione mu cëppeeloo dafa def li ñu naan enchaînement mbootum jol-jol Baye Mandione pied droit la waaye xool fii côté càmmuñ la mboote kon bëgg da nga gis ne Baye Mandione ndejoor la càmmuñ la xool mu cëppeelikoo enchaînement mboot jol-jol bis li ne ko nag téye ko contrôlé ko ñu jëm ci suuf fii dara amatu fa ñaari mbëri dem ci suuf kenn daanul non seulement arbitre bi gis nga li mu wax en dehors des sacs foofu dara mu fa am ñu ñëwaat encore ci dans le feu de l'action ci combat bi xool ñoom ñaar xeexuñu dañuy ñëw pour jàppante bëri si ñoom ñaar ku ne dëbb sa loxo morom nag encore xool ñaari tànk yi ni ñu jigantee Baye Mandione sol côté gauche Bruce Lee di yóotu gaño li jàppante bi rafet na trop waaye macha allah Bamos Mao Baye Mandione di yóotu gaño ku nekk jàpp na actuellement say ñaari loxo bu mu dëgër këcc macha allah Bruce Lee du moins dugal ñaari loxo Baye Mandione dugal ñaari loxo Bruce Lee encore mi ngi koy embarqué waat xool embarquement bi nga xam ne moom la Bruce Lee def dugal tànk bi ci biir ci xaar ñaar tànk yi yëkkati Baye Mandione fan la jëm ak moom xamuñu ko da ñun Bamos Mao mais encore une deuxième tentative du karatéka de Fass moom mooy yëkkatiwaat na encore Baye Mandione ba daraam laa dul suuf tey gi nag cette fois ci moom sànq bu ngeen seetloo Baye Mandione Bruce Lee daf ko yëkkati ak benn tànkam téye ko ci kaw bi yoon nag Bruce Lee ñaari tànkam yëpp a ngi ci suuf xool tànk Baye Mandione fi mu ñëw fii daanu rek moo ci doon topp mais naka la Baye Mandione def ba daanu loolu moo jar a laaj kon moom Baye Mandione ci combat bi nag préparé woon na à tout Bamos ñu dem mu cëppeel ko mu taxaw jàkkaarloog moom xool gars yi waaye di xool amateur yi ci ginnaaw kontaan nañ ci bëre bi ba léegi Bruce Lee dugal ñaar loxoom di imposer sa technicité di imposer bëreem loxo yi ci gaño te bëre gaño lañ bëre oh là là léegi nag li nga xamante ne nag moom la Baye Mandione meen Bruce Lee ki salaamaaleykum ba dem attaque ko rek Bruce Lee def ko percer sur les aisselles bëtt ci pokotaan yi boobu Baye Mandione moo ko mayoon ndax moo doon ñëw Bruce Lee jàll Bruce Lee exploité ko léegi nag Bruce Lee xool fii ni muy wàcce ak ni muy bëtt ci pokotaan yi Mao ñu war ñu loolu ñu gis Mao xool Bruce Lee fi muy jaar si xool fi Bruce Lee jaar ci pokotaan yi waaw léegi nag fii Mao dafa laaj taxaw seetlu Baye Mandione bu mu yëgee ne Bruce Lee bëtt na ci pokotaan yi dafa jël yaram bi yëpp pour li ma amoon ci énergie maanaam ci doole ci force physique ci souplesse ak ci résistance yi lépp daf ko jël nag sëf ko Bruce Lee nag tëdd ci kawam carrément jël tànk bi tas ko carrément Bruce Lee nekk suuf sukk benn oom bi nag di préparer parce que genou bi mooy genou d'attaque genou bi nga xam ne moo nekk ci kaw déplié wu nekk ci kaw bi nekk suuf moom amul pratiquement njariñ genou Bruce Lee bii nag moo am njariñ Bruce Lee nan la wax def fii nag loolu la ñu xamagul ba léegi Bamos Mao mi ngi ci suuf sigiwaat nañ taxaw xaalala combat bi gars yi bu leen fàtte ne combat bu neex la combat bu rythme la combat bu animé la diggante kii di Bruce Lee la karatéka de Fass ak ki nga xamante ne mooy Baye Mandione le fou de gëm sa bopp Bamos Mao jàppante ba léegi ci ay gaño la ñu bëree ci ay gaño comme ay doomu Joola gaño comme doomu Soose gaño comme doomu Jaxanka gaño et percute bi nga xamante ne moom la ki nga xamante ne moom mooy Baye Mandione sànni loolu la tàmm
xam na ko mais xoolal tey bariloo ko benn uppercut la sànni malheureusement wala heureusement dalu ko ñu siggiwaat tibb suuf combat bi nag gars yi toll na ci fi nga xamante ne fa la mbër yi war a commencé sentir li naan la fatigue nag ndax combat bu xaw a yàgg la bëri bi metti lool amul benn temps de répit amul respiration bi ñu jàppante bi combat bi commencé ba fi ñu toll nii amagul benn mbër bu lâché ñaari mbër yëpp ngi def li nga xam ne moom mooy les contacts ñu ngi commencé rek sentir la fatigue Baye Mandione ñëw contact gis nga Baye Mandione tamit bëgg na combat bi ah Baye Mandione dem def li nga xam ne moom la ñuy wax songi Bruce Lee lan la fay fekk jël ñaar loxo yi di ko jàpp ci ñaar tànk yi Bamas Mao jël na tànk bi complètement léegi nag Bruce Lee raful tiitul jaaxlewul moom tamit la daloon Baye Mandione ci commencement bu ñu ko yëkkatee muy lang tiitul deful dara mi ngi xool xam fan la jëm loolu moo dal Bruce Lee xool Bruce Lee jàpp jël na loxo bi saxal ko ci gaño gi bàyyi ko tànk bi complètement et di xool lan mooy xew Bamas Mao combat bi neex naa sama gars yi wàccaat na ah mais ñaari mbër yi nag dañoo bëre ay ci kaw calcul lañu bëre quand même ah mënoon na kii moo bëre mënoon na kii moo bañ a bëre Bruce Lee embarqué waat Baye Mandione mais xool encore embarquement bu ànd ak benn cercle embarqué ko pare di xondaaloog moom ba tey Bruce Lee benn tànkam moo yenu Baye xool Baye Mandione fi mu ko teg carrément ci siège bi la ko tegal tànk bi cuisse droite Bruce Lee bi la ko teg carrément embarqué Baye Mandione daraam laatul suuf bu leen fàttali nag gars yi yàlla na ko yàlla yërëm Falaye Balde Baye Ama Balde bii nii moo gënoon ëpp ci bëreem bu la xasaan xëcc jongle la teg la ci cuisse bi rek moom mooy gars yi tas nañ nàmb ji ku nekk ñibbi Bamas Mao Baye Mandione cëppeelu oh là là léegi nag cëppeelu bii nag mu def nag ba def benn kenke def benn bonde ñaari bonde ci la Bruce Lee mi ko embarqué woon nag surux dugg ci biir Baye Mandione nag siggi di xool adversaire am lu fa ne xool ma bi action ñi naan Bruce Lee daanu nag Bruce Lee daanul gars yi nag lii nag moom gën koo leer dina jafe ñaari oom ñaari loxo maanaam 4 appuis Baye Mandione ñaari appui taxaw tiim ki nga xam ne te mooy Bruce Lee maaw mun fee gën a leer ñu siggi Baye Mandione tàllal loxo yi Bruce Lee est conscient de ce qui s'est arrivé xam na ne daanu na xool échappé daal xool échappé bii dernier moment xool loxo Baye Mandione bu mu teg ci suuf moo ko gën a génne ci combat bi dañuy fàttali combat bi nga xamante ne moo fi jaaroon ci digg le 3e Tigre de Fass ak Eumeu Sène loxo ba Eumeu Sène tegoon ca plateau ba moom la Baye Mandione teg ci suuf nii rek adversaire ba surux rapidement c'est clair et net la victoire du fou de gëm sa bopp Baye Mandione daan Bruce Lee jël bu set wecc bu amul benn werante. Moustapha ginnaaw bi nga dégg wax ci làmb ja pare ci diggante Bruce Lee ak ki nga xam ne moom moo di Baye Mandione mu mel ni Baye Mandione jour combat bi dafa ñëw wàññi poids nekk beneen Baye Mandione ànd ak dal ànd ak tey ba ñu bëri sax jaaxle woon ci naan noo Baye Mandione bi ñu gis tey est-ce que Baye Mandione la lan la Bruce Lee def ba Baye Mandione daan ko. xam nga dañ ne bala ngay xamali xaw laa rek. waaw Baye Mandione dañ yàgg wax fii ne mbër mu mën a bëre la. mbër mu mën a xeex la. waaye bëre baa xeex ba. teg ci am ñu naan dollar la yéeg ko wàcc. mais parce que dafay gis rek fu mu toll di xeex. te xeex nag tamit lamb affaire guerrier la mate. oui kenn weddiwu ko parce que duggante bu amee. jàppante am jaan doon affaire guerrier mais nag affaire bopp la. bis bi nag Baye Mandione ñëw na ne nag ci téye boppam déglu Bruce Lee booy xool action yi ñu tànn ci lamb yëpp Bruce Lee moo ko def mais finalement lu ñuy laaj ku daan. Baye Mandione moo daan Bruce Lee mais Baye Mandione boo xoolaatee sax sànni sax ko fañ bëggal Bruce Lee donc ñoom ñaar gis ne kon Baye Mandione bu làqee xeexam indi bëreem mën na dellusiwaat ci lamb ji dara jeexagul ci moom parce que ginnaaw defet yi mu tegale yëpp tey jii champion bu mag la daan muy Bruce Lee comme ko daan Bruce Lee nag lamb ubbeeku waat na ci moom pour mu am chance u amaat yeneen combat Bruce Lee aussi dañ koy encouragé il a fait un combat extraordinaire waaye nag bisu daan du bisu daanu dëgg la bisu ndam la tudd bisu defet la tudd kon nag ci diggante Baye Mandione la woon ak nga xam ne moom moo di Bruce Lee ci loolu la ñuy jàllee ziar ci nag ñi nga xam ne sooy suñu mbokk yi nga xam ne ñooy aju boodaay laay Baye Mandione laay maxtaar nga xam ne tey jii la ñu door li nga xam ne moo di seen appel ak suba incha allah ñu leen di sargal képp koo xam ne da ngay wuyoo rek baatu laay di la ziar bu wér a wér ci loolu la ñuy jaar xoole li nga xam ne moom moo di sunu zapping ak May Fall. Premier combat en 10 rounds et par ailleurs il a aussi été oui, alors là on va revoir les meilleurs moments de la boxe. On va faire vibrer le public. Regardez bien ce petit highlight parce que c'est toute la beauté de la boxe, du noblard, la virtuosité. On se souvient de ce combat légendaire entre Thomas. suñu bal ñu liggéey si lu méttee métti yàlla réussir dañuy sant yàlla rek li dañuy sant yàlla bu baax a baax.
xam ne daa am suñu ñu nekk. Koosi laa bëre xam nga ku dem ku sa papa bëre 37 combats 137 combats am si néew defe am si 2 défaites kon xam nga kon doomu champion la rawatina sama mag Gilles Baldé su mel ni Père Bakhoum Père Yves waaw dëgg la lii dama ko yàgg a liggéey yàgg naa ngaa liggéey dama see yàgg a liggéey bu baax a baax moo tax ba nga xam ne moo dee tànk rek yàlla li ma si dimbali déggu ma ne tournoi bi lan moo tax ma dugg fi loolu tax ma dugg man ma boo xam ne boo ba léegi maa ngi naan lii du dara si ma tey man maa ko defar boo sama combat maa bëggee sama combat Caatu Waalo weñ na tànk bi wàcce na ko waay xanaa damay jéem a caxabal ñaari loxoom yëpp ñu ngi ci ngemb Bébé Ama terewul Bébé Ama xool mu koy jéem a tuur laay la prise ba. non du lu bees de yàgg na lu yàgg ci làmb la mooy làmb sax d'ailleurs. Le phénomène n'est pas nouveau. La présence des femmes dans l'arène sénégalaise ne date pas d'aujourd'hui, mais elle s'est davantage intensifiée de nos jours. Dans certaines émissions, une rubrique particulièrement consacrée à ces amatrices, toujours bien sapées. benn militaire la colonel xaw ma général. Vous savez, un jour, j'ai croisé un haut gradé de l'armée à l'hôpital principal. Il avait beaucoup apprécié l'émission que j'anime et il m'avait ainsi proposé la rubrique Sañse. Concurrence ou démonstration de force, ces femmes n'hésitent pas à employer de gros moyens pour ne pas passer inaperçues. plan B ngi fi plan C ngi fi parce que du yéenay wutal seen bopp combat te promoteur bi nga xam ne moo bëgg combat moo koy dox te mënu leen toog diw loolu mën xam nañ leen yéen waa Fass la yooyu yëpp fem la war ngeen a mën a bëre ak Balla Gaye parce que bu ngeen fàttali ko da ngeen am benn victoire ngeen am ci 5 ans yi ak ñaata défaite ngeen ñëw daan ki ngeen daan il est à 43 ans ci biir làmb bokk na ci ñi nga xamante ni bi ñuy dugg ci làmb ñoo doon leader yi mënoon ci làmb mais tey jii bokk na ci ñiy génn kon boo ko daanee da ngay dem bëri koo xamante ni nii moom it ku mel ni Balla Gaye. Come on, let's get a good one over here. Nobody's ever been faster than this guy. Ever. Of all the billions of people. Hold on a second. Wait, should we get a pose here? Yeah. Come on, man, show me. Oh, there it is. Wait, I gotta make sure my feet are right. bu dimanche ba saana jot dañ koy xottil. Avant les dimanches, on allait voir les tailleurs du coin. On achetait des habits neufs et décents. Les femmes sortaient leurs plus belles parures en or. Autrefois, les Sénégalais mettaient de gros moyens pour préparer les grandes affiches de lutte. Et puis, vous savez, on ne va pas à l'arène bien habillé pour se disputer. Et je vois que ça montre la culture sénégalaise. Ces femmes cherchent-elles une visibilité à travers l'arène ou alors servent-elles à parer les gradins? Ces personnes se disent, nous sommes regardés. Il y a une possibilité de se faire voir à travers les médias.
li nga xam ne moo di sunu zapping dañuy ñëw nag ci li nga xam ne moo di rubrique maye nag tey ji lañ ciy ànd ak sunu comédien bu xarañ boo xam ne nag macha allah ñu ànd ak moom. salaamaaleykum yéen ñii seetaan télévision Futurs Médias rawatina l'Oeil du Tigre may nuyu Mati bu baax a baax di nuyu ki nga xamante ne bii mooy Moustapha Gueye di leen wax ne tey nag dama leen indil benn lépp spécial mais histoire réelle la parce que ni mu demee benn mbër la boo xam ne dafa ñàkk problème bëre na mbapat ba ni mu duggee arène musul xeex musul xulo parce que non violence la ñu koy woowee mbër boobu nag benn la ma sa am làmb muy dem bi muy dem ba génn buntu këram ñu ngi di yuuxu waaye non violence mu taxaw ne gars yi noppi leen ñu noppi mooy leen dama bëgg bu ngeen demee ba ci làmb ja bu fa kenn xuloo bu fa kenn xeex nañ leen bëre lu ñu yàlla may ñu ñibbi si jàmm gars yi nag amul problème ñu dem jël péage bi ñëw bay waajo wàcc Padois rek mbër mi taxawaat oto bi ñëpp naan lan moo xaw dafa am lu mu fàtte mu ne gars yi mu jóg taxaw si oto bi ne leen damay di ñaanaat encore une fois lamb ja bu ñu fa demee nañ fa dem ci jàmm bëre ci jàmm lu yàlla indi rek baax na gars yi nag ok c'est bon gars yi kon ni dem ba stade ba arbitre avant muy siffler ñu jël micro central bi ne leen li may di ñaan mooy lamb ji xoolal dañ ko bëre ci jom ak fulla ak fayda mais bu kenn xuloo bu kenn xeex gars yi nag quoi dégg nañ li nga wax mbër mi dafa dugg ci géew bi arbitre bi ne prip mu daw ne day song waaj ne ko tëpp mu xam nelaw 3 heures de temps gars yi yéen ko yóbbu ko CTO mbër mi tëdd fa 2 heures de temps la ko tëdd yeew naka la yeew rek tiit gars yi prévision na ko mu tëb rek tiit rek yeew rek naan gars yi dégg ngeen baax li ma leen wax lamb ji amul xuloo amul xeex nañ leen dem ci jàmm ñëw ci jàmm lu ñu yàlla may rek ñu jël moom laa leen may léegi Tigre ngi noonu avec Moustapha Gueye léegi sargal ko baax a baax comédien bu mag boobule maa aussi di ko sargal baax a baax ci nga xam ne nag moo ko affe ñoom doyen ñoom père bu xaar ñoom Ibra ak ñoom sax Koutia ma koy béggee maa aussi moom itam léegi ci comédien yi la bokk li ñu def moo di ànd ak yow Moustapha ci li nga xam ne moo di statistique nag tey dañ ciy ànd ak ki nga xam ne moo di Iba Kane comme d'habitude waaye mu ñëw ci ki nga xam ne moom moo di Pape Mbaye d'accord Pape Mbaye ak Valdo ñoom ñoo war a bëri lundi lundi 25 incha allah d'accord kon ñu dem xooli li nga xam ne moom moo di seen statistique dellu si waat asalaamaaleykum mbokku téléspectateur TFM ak soppe Oeil du Tigre ñi nga xam ne chaque mardi ñu ngi toog devant leur petit écran di suivre Oeil du Tigre animé par Moustapha Gueye ak Mati Carter donc ñu ñëw si combat boo xam ne day am le lundi 25 mai 2015 fële si stadium Iba Mar Diop kan lay boole Valdo lay boole bi nekk Bul Faale ak Pape Mbaye numéro 2 bi nekk école de lutte Mor Fadam Valdo la nag écurie Bul Faale la nekk moom mooy ñëw après la défaite de Tyson moom mooy ñëw descendre sur le terrain pour mun a jéem a rectifier wu pour mën a relancer waat écurie bi Valdo nag mbër la moo xam ne amagul défaite 7 combats la disputé si 7 combats yëpp 7 victoires la am donc 7 victoires yi nga xam ne Valdo bi nekk Bul Faale am na ko kan lay dajal nag Pape Mbaye bu numéro 2 lay dajal Pape Mbaye 6 victoires la am 2 défaites ak 3 nuls 6 victoires Pape Mbaye 2 nii la tëddee Baobab la daan Diaw numéro 2 daan Mobile numéro 2 daan Sylvain Ndiaye daan Ziza daan Diène Diouf Kayré donc yooyu mooy 6 victoires yi nga xam ne Pape Mbaye 2 am na ko am na 2 défaites nag Boy Bawol moo ko daan ak Modja am na 3 nuls feu rouge ak 2 fois contre général donc lii mooy palmarès su Pape Mbaye 2 6 victoires 2 défaites 3 nuls muy dajeek mbër moo xam ne nag mësul daanu donc loolu moom mooy enjeu wu combat bi Pape Mbaye 2 ndax dina infliger à Valdo sa première défaite ndax Valdo dina continuer invincibilité am ku bëgg xam loolu da ngay déplacer wu le lundi 25 mai stade Iba Mar Diop pour suivre le choc entre Valdo et Pape Mbaye 2 je vous donne rendez-vous mardi prochain ci beneen numéro Oeil du Tigre. sargal ko bu baax a baax kan jàll tukulóor Iba Kane ak waa sunu lamb yëpp jox leen cër bu baax a baax rafetlu ànd bi ñu ànd ak ñun ndax nag Moustapha mu ngi bëgg a yàgg mais trop yàgg moo la yàgg mais mi ngi bëgg a ànd boo gis dëgg la mais Mati encore statistique dafa am importance trop surtout Valdo xam na ñaata combat la bëri ñaata la daan ñaata la daanu Pape Mbaye xam na ñaata combat la bëri ñaata la daanu à part de ce moment là seen fans yi war nañ jël seen bic di garder li nga xamante ne mooy statistique bu ñu koy xool da nga xam seen mbër ñaata victoire la am ñaata défaite la am ñaata match la am dèjà di nga sax song mbër tey jii ne ko ñaata victoire nga am ñaata combat nga def ñaata victoire du la ko sax mën a wax donc à part de ce moment nag statistique bu ci dee wéeru di nga xam sa mbër bu jeexalee carrière am ñaata yoon la bëri ci carrière am kon nag Iba Kane liggéey bi ngay def am na solo lool ci li nga xam ne moom moo di Oeil du Tigre ñoo ngi lay sargal baax a baax dañuy ñëw nag ci rubrique bi nga xam ne moom lañ tuddee extrait sumo nag daan ngeen ko gis ci Oeil du Tigre dañ leen ko indilaat ngeen xool ko ñu dellu si waat
Bulgarian Mike Shida 5 Aoyama with a 6.75 record. Two mata, one of which Hakuho stood up because he wasn't ready. And improves. jaajëfal leen bu baax a baax ñoom ñooñu leen Moustapha su ma dafa am solo ah sumotor yi li ñu doon naan cosaan dafa fort comme ni làmb mel ni fii ci Sénégal noonu la sumo mel au Japon. bu ñuy jéggi télé bi dañuy arrêté ñëpp ñu jàll. ah non non ay mais ak seen tolluwaay. xam nga ni ngi toll seen cosaan la ba fa nekkee sax musclé nekk un bad boy dëgër mel ni ko mbëri Sénégal yi doo leen neex foog nga am biir bu rëy foog nga am yaram bu lappar ndax mooy seen cosaan. mais tamit kii Sarr baaxoo ñu koy jiital tamit. waaw cosaan dafa fort rek loolu mooy seen cosaan mooy seen aada. je pense que ne ñun ngemb mooy suñu cosaan am na ñu koy critiqué. ñoom seen ngemb mooy loolu. am na yenn discipline yoo xamante ne nag xam na ci àdduna bi am na dëkk yoo xamante ne dañuy bëri à nuit kenn du dese dara. dañuy taxaw jàkkaarloo di bëri cosaan moo mel noonu moo fort. kon Sénégal ni ngeen ko def nii baax na macha allah Sénégal. dañuy ñëw nag ci ki nga xam ne moo di kii kan la Moustapha ndax xam nga ki ma lay waaja woon kan la. ñoon ma ko ma gis ko. ñu xool maawu borom kanam gi kan la. borom kanam gi. ma tey delloo naa laaj bi nag kii xaw na maa yéem nag tey. dafa mel ni kii kan la fi commencé jafe ah. xam nga tax mi commencé jafe. bii moom jafe na moom. avance dafa yomboon trop ci ñëpp. waaw bii moom tey parce que ay bët dong la ñu woon ak biceps. waaw ak téere bu jaxasoo. waaw ligne bi jub bi ci kanam nii mënoo comprendre sax ah. kon ñu laaj ko Maaw Cissé ba xam xëy na mu xam ko moom Maaw. aywa ñu bàyyi leen ak téléspectateurs yi kii kan la. ah là là. sëll bu ndaw Ama Baldé. xam nga léegi passé na sëll bu ndaw nag mu mag nag. léegi bu mag la nañ ko wooyee leneen. bu mag xool bel athlète macha allah. oui xool ses abdominaux macha allah. xool ses bras. et puis bii nag combat bu war a yàgg la nag bokkul ak ren jii. déedéet ren jii nag la gën a présent la gën a tax. macha allah macha allah je pense que ne daal peut-être kii su ma jumlu mën naa am 2 ans ci ginnaaw 3 ans. je sais pas. mais bii daal état physique bii daal na ko continuer rek mi ngi màgg ak moom. Ama màggal ak si état physique bi rek macha allah. kon nag Ama Baldé la ñu def ni dellu si waat ñi nga xam ne nag jot nañ cee tontu Moustapha ci ki nga xam ne moom moo di Ama Baldé bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Cheikh Blende Dieng ñu ko faale ak Yacine Kordior Dieng moom xamoon na ni nee na Ama Baldé futur roi des arènes. loolu lu ñu wax mun naa nekk Mamadou Meuse Mbaye nee na Ama Baldé
cereek ndawal caatu Falaye Baldé. waaw Mor Faye Baye Fall moom itam nee na Ama Baldé la moom itam xamoon na ni Ama Baldé moo làq ci ginnaaw photo bi le. Issa Diop nee na Ama Baldé la. Izo le sage moom itam nee na Ama Baldé la waaye. donc moom gisoon na lu leer ma. xamoon na ko waaye Mor Gueye nee na Ama Baldé la. ak ki nga xam ne nag moom moo di Marwan Habib nee na Ama Baldé doomu Falaye Baldé. Aline Ngom tamit nee na Ama Baldé la. Cheikh Gaye moolu géej moom itam xam na ni Ama Baldé moo làqu ci ginnaaw photo bi. Fabiana James nee na Ama Baldé le l'œil du tigre avec le plus grand tigre et Mati. Glans Carter. Merci beaucoup moom itam Fabina ma ñu koy nuyu baax a baax Malcolm Ousmane moom itam xamoon na ni Ama Baldé moo nekk nee na sël bu ndaw comme ni mu ko waxee kii mooy Ama Baldé mbër bu am avenir si làmb ji kooku Steve Biko conscience noire moo ko wax. ki nga xam ne moo di Medina kii turam bi garaaw na de Moustapha Medina Mbodj Thiat Xalima Dof moom itam xam na ni Ama Baldé moo làqu ci ginnaaw photo bi doomu ndeyu Eumeu Sène. dëgg la Eumeu Sène magam la c'est logique El Hadj Mansour Diouf nee na Ama Baldé la Mati Moustapha Gueye que Dieu vous protège. amiin yaa rabbal aalamiin. ndeysaan amiin yaa rabbi El Hadj Amad Kama moom itam xam na ni Ama Baldé nee na Ama Yé le fils héritier de Falaye Baldé moo nekk ci ginnaaw photo bi. macha allah ñu sargal leen ni ko binu ba xamee ak ñeneen xamul ni Ama Baldé moo nekk ci ginnaaw photo bi ñu koy leen di sargal baax a baax ndax ñoom itam saa suñu wootee ñu wuy suñu ànd ak ñun ci li nga xam ne moom moo di Facebook bi ma leen di wax rek woy leen di ànd ak ñun ci page yu Œil du Tigre. Moustapha bu ñu jógee foofu dañuy ñëw nag ci revue de presse ak Mado madame Ndiaye chéri Bibi borom lu baax moom nag xam na lu baax man xam naa lu baax ñu ànd ak moom ci revue de presse dellu si waat. toujours en forme Mado toujours en forme. jërëjëf soxna Mati ginnaaw bi ma la nuyu tonton Moustapha Guèye di nuyu nag mbokku téléspectateurs yi ni ñu koy defee nag mardi bu nekk rek ñu yëral leen li gën a fës ci yéenekaay di tàmbalee tey nag ak yéenekaay bi di direct info mi ñu xamal nag werante bi am nag ci couronne des rois bi ginnaaw nag bi ko Manga 2 njëkkee jël Yékini ak Balla Gaye direct info ngi samp laaj est-ce que Manga 2 moom mooy nag légitime roi des arènes bu ñu desee nag ci arène bi ba tey yéenekaay bi di Le Témoin mi ngi dellu si ci yëkk bi ñu gën ko xamee nag ci turu Ama Baldé nag di doom ci Falaye Baldé yéenekaay boobee mi ngi samp laaj wala di laajte li nga xamante ne moom moo di yéen bi nga xamante ne moom la ko bàyyam gis mu nekk nag yéen boo xamante ne bu diis gan ci kawam ñi yenu lu diis te xam na kañ nañ koy yenneeku moo di nag Siteu ak Zarko ginnaaw le 17 mai bii ñu jàppoon nag mbokk téléspectateurs yi Siteu ak Zarko dinañu bëre nag le 12 juin bii ñu génn fee ci stade Demba Diop fi ñu sentuwaatee bëre moo di nag ci biir écurie Ndakaaru bi ba tax na kii di Moustapha manager u Yaxya Diop Yékini mi ngi dellu si waat nag ci ki nga xamante ne moom moo di Yékini te dañuy xamal ni bu baax ci biir yéenekaay bi ba tey Yékini mun naa bëre ku ne sauf Modou Lo ñu jàll ci yéenekaay bi di waa sport mi dikk nag ci tonnerru écurie yi nga xamante ne ñoom ñoo nëbbu bu baax seeni poulain njëkkee ci écurie Balla Gaye 2 mi def nag takkandeer bu baax ci kii di Les 2 ak Elton jàll ci écurie Dóoraat mu zos mi tëj nag bu baax ki nga xamante ne moom moo di Garga di rakkam waaye Tyson bu écurie Bul Faale moom itam mi ngi suul bu baax ki nga xamante ne moom moo di Gambien Gris Bordeaux nag mi gêné kii di Papa Sow ak Lac Rose waaye Lac de Guiers 2 mu écurie Waalo moom itam mi ngi tere siiw ki nga xamante ne nag moom moo di Alioune Seye 2 ñu tëjee mbokku téléspectateurs yi ak yéenekaay bi di sunu lamb mi ñëw nag ci xaajaloo bi am fii ca Pikine ku mel ni Eumeu Sène mi ngi ànd nag ak ki nga xamante ne moom moo di Boy Niang waaye Ama Baldé ñu gën ko xamee nag ci yëkk bu mag bi moom itam mi ngi lëkkaloo ak ki nga xamante ne moom moo di Tyson ak doomu ndeyam bi di Balla Gaye 2 yéenekaay bi ba tey mbokku téléspectateurs yi mi ngi dellu si waat nag ci diggante Sa Thiès ak Lac Rose ci ay kàddu nag ki nga xamante ne moom moo di Ipongari mel na ni kii di Sa Thiès moom nag moom moo demee favori ku ne lamb ni xar fa xuufa rawatina nag mbër yi bu ñu daanoo bu ñu dellu si waatee tuuti ci ginnaaw ñuy fàttaliku ki nga xamante ne moom moo di Eumeu Sène mi ne woon ni ngembam dañ koo sàcc bi muy jàmbaarloo ak ki nga xamante ne moom moo di Modou Lo waaye Tapha Tine mi ne woon nag dañoo téye ay
loxoom ginnaaw bu muy dajee ak ki nga xamante ne moom moo di Balla Gaye 2 waaye ki jël nag raw gàddu gi baa ki tëj baal bi nag moom moo di Zos ndax ginnaaw bëre bu mu seqaloon ak kii di Guy gi mi ngi ñuy xamal ni gisul woon bés boobu kii di Guy gi waaye mbokku téléspectateurs yi ki gis ba gis li lu bëtam du kenn nag ku dul mbër bu mag bi ñu duppee nag Guy gi jël na soxna feeca Canaba ba tax na ma ci ànd ak bu baax ak ki nga xamante ne moom moo di tonton Mbaye Fall borom l'œil du tigre nag ñu di ko sargal di ko ñaanal li nga xamante ne moom moo di sëyam bi mu dugg yàlla na ko yàlla barkeel te may ko itam njaboot boo xamante ne dina baax te barkeel jaaraama tonton Mbaye Fall waaye kenn du sama caméraman rawatina nag ki may monteel saa su ne à la prochaine. jërëjëf madame Ndiaye Mado Diaw Mado lu baax maa ngi lay sargal bu baax a baax di kontaan ci yow loo wax ci Mado. dama FM la indi de. non dama yàkkantu mu jël congé nag ba ànd ak man ma téye ko ñu téye suñu walis nag dem seeti nag ki nga xamante ne moom la ñu war a seeti. bii mi ngi bëgg si. maa ko yóbbu da nga bëgg gunge. non dama ko gunge. dem teg ko ci ay loxo doog a wàññeekuwaat. merci Mado. kon merci ñu koy sargal bu baax a baax kontaan ci moom jox ko cër moom Mado rafetlu nag ànd bi mu ànd moom itam ak waa Oeil du Tigre Moustapha mel na émission bi jeex na. émission bi jeex na. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. asalaamaaleykum comme ni mu ko waxee ma sargal bu baax a baax Malika Makhtar Dia Abou sama taaw ak képp koo xam ne jàppoon nga ci émission bi rawatina Khalifa Mbergane Khalifa rek da doon takki jabar samedi. ñu koy souhaiter heureux ménage encore di ko ñaanal yàlla na am njaboot bu barke chéri Antalaay di ko bégee di kontaan ci moom waaye dellu di sargal baax a baax waa bijouterie l'islam ndax nag kenn ñoom ci man parce que nag li may faral di wax li jeg ji bëgg mu di or buñ ko waxee buñ ko wax yëpp moom lañ bëgg tey nag jox ma ci jaune bu baax bi ak bracelet ak lam yu baax yi ma leen di sargal rawatina ñoom Bilal Niang nga xam ne ñoo nekk bijouterie l'islam numéro 1 ca marché Zeng foofu ca diwaanu Pikine sargal leen bu baax a baax kontaan ci ñoom waaye Kapulo Bapulo yéen ñaar ñëpp maa ngi leen di sargal di kontaan ci yéen bu baax a baax ak ki nga xam ne moo di Jàppulo moom itam di ko bégee Abu sama taaw ute nga ak Maawu Cissé Abdourahmane maa ngi koy bégee di ko kontaan bu baax a baax Malick Ka l'ami des jeunes filles merci kontaan naa ci yow bu baax a baax jox naa la cër Mbaye Fall mention spéciale di leen jox rendez-vous incha allah talaata ak jàmm Moustapha ku la ñëwal. Moustapha Gueye habillé par Emeraude Couture. Emeraude Couture ñu leen di bëggee ñoom ñëpp di kontaan ci ñoom di kontaan nag ci képp ku ci jàpp di kontaan ci yow baax a baax di la jox cër rendez-vous incha allah mardi ci beneen numéro Oeil du Tigre waaye ziar bu baax a baax dañu fekk woon Touba. waa kër sëñ Cheikh Sey ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Cheikh Ndiaye ak ñi fa nekkoon ñëpp rawatina njabootu Serigne Fallou yëpp ci kasu rajab bi. ak nañ ñu teeroog nañ ñu ganlee jërë ngeen jëf kon nag ba talaata ak jàmm incha allah. fi ma ti jeexale fa laay duggee di ziar ñi nga xamante ne ñëpp dañ nekkoon ci kasu rajab gi sëñ Fallou Mbacke borom yàlla mu am yàlla borom na am mu am waaye Abdou Karim Mbacke waaye maam yi nag ki nga xamante ne mooy Moustapha Mbacke mu sëñ Baara Mbacke ki nga xamante ne mooy aussi maamu sëñ Mourtala Mbacke mu sëñ Moustapha Mbacke salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh waaye sëriñ Abo Xalif bi jaa ngeen jëf macha allah